Salam alaikum chers téléspectateurs di leen ñuy dalal ci seen émission le meilleur et le pire alors tey nag toppal nañ leen ñeenti oto benn particulier benn taxi benn minibus ak benn bus alors ma bàyyi leen ngeen seetaan suñu poursuite bi ak suñu agent te ñu dellu si waat. salaamaaleykum chers téléspectateurs ñu ngi amaat mbégte di leen dalal seen émission le meilleur et le pire semaine bi toppal nañ leen ñeenti oto benn particulier mooy Clio bu bleu bi voiture numéro 2 moo doon suñu taxi voiture numéro 3 mooy doon suñu tata bi voiture numéro 4 mooy minibus bu weex bi ñu xool seen comportement ci tali bi. bon ñoo ngi ci autoroute bi mel ni kuy jëm Padois ñoo ngi topp ci Clio bu bleu bi nekk suñu kanam xool comportement am signalé na jàdd na mu ngi continuer di signaler donc dafa continuer di signaler depuis ci autoroute bi mu ñëw lampe droit bi muy signaler ba fii nag léegi la koy soog a fay. voilà egg na ci benn intersection manqué na un temps d'arrêt. donc amagul infraction ñu xooli suñu conducteur numéro 2. bon ñoo ngi topp taxi bi nekk suñu kanam moom tamit ñu xool comportement am au bout de quelques minutes egg na ci benn croisement taxaw na mu ngi taxaw ci kaw tali bi di wàccee benn client déjà lii infraction la booy wàccee client da nga war a droiter. signalé na tourné na à droite. donc moom dafa gum na benn infraction ñu bàyyi ko fa xooli suñu conducteur numéro 3 mooy tata bi. bon gis nga tata bi fu mu taxaw moom la ñuy topp nii mu ngi taxaw ci digg tali bi moment bii di wàccee ay client donc jéemul sax droite. donc moom tàmbale na ak benn infraction arrêt non autorisé fi mu taxaw war a fa taxaw ñu bàyyi ko fa dem xooli waat suñu conducteur numéro 4 mooy minibus bu weex bi. ñu xool comportement am ci autoroute bi. bon doublé na signalé na. donc moom defagul infraction bi ñu ko commencé topp ba léegi ñu bàyyi ko fa dem xooliwaat suñu conducteur numéro 1 muy Clio bu bleu bi. jàdd na signalé wul. donc mi ngi ci sa première infraction. bon egg na ci beneen croisement Maris bi. marqué wul temps d'arrêt bi mais wàññi na tuuti vitesse am mais temps d'arrêt bi comme ni ko code bi indiqué dafa war a taxaw parce que croisement la. donc ñoo ngi continuer di ko topp amagum na 2 infractions ñu bàyyi ko fa xool taxi bi. bon egg na ci croisement bi signalé na tourné na à droite. moom bi mu defee benn infraction ba tey defaatul beneen. donc ñu bàyyi ko fi xool yi suñu conducteur numéro 3 mooy tata bi ñoom toujours même infraction bi lay répété. donc ñun suñu car transport yi loolu mooy seen problème du ñu respecté arrêt yi Dakar dem dikk rek moo fi respecté arrêt mais ñi si des muy tata muy car Ndiaga Ndiaye muy car rapide du ñu respecté seen arrêt donc fu leen client arrêté rek dañuy taxaw. du fait dañuy entraver circulation. donc moom tamit 2 infractions pour le moment ñu bàyyi ko fa dem xooli suñu conducteur numéro 4. mais actuellement dafa war a serrer complètement à droite vu vitesse bi muy daw donc pour permettre ñi war a dépasser ñu dépasser ko donc ci autoroute bi dafa am benn vitesse boo xam ne boo koy daw. da nga war a mën a permettre keneen mën laa doubler ki nekk sa ginnaaw donc moom mu ngi daw ci digg bi soit dafa war a serrer à droite buy dépasser mu signaler génn wala mu accélérer pour permettre ñi nekk ci ginnaaw mën a dem parce que voie de dégagement la. donc moom tamit dafa gum na sa première infraction mooy li muy daw dafa ndaw ci voie bi mu nekk ñu bàyyi ko fa xooli suñu Clio bi.
daf na dépassement te signalé wul am na oto bu doon jéem a taxaw ci kanamam signalé wul daf ko juste contourner sans signaler alors que booy changer direction wala booy def benn dépassement da nga war a signaler. egg nañ ci beneen croisement signalé wul à gauche si dafa bàyyi ba dugg ci rond-point bi mu soog a signalé alors que c'est da ko waroon def avant. moom même infraction bi moom tamit lay répété. ba léegi mu ngi maintenir signal bi. donc problème au signal. bon abordé na virage bi correctement signalé na à droite. donc moom quasi même infraction bi lay répété problème au signal ñu arrêté ko pour contrôler ko xool kayit yeeg yooyu ñu déglu koog suñu agent. bonjour monsieur ça va na nga def yaa ngi ci jàmm moo xool sa permis Mohamed autoroute lañ la toppee ah depuis autoroute ñu ngi topp sa ginnaaw ci autoroute bi balaa ngay egg sa signal da nga koy fàtte à tout moment signal bi da ngay signaler bàyyi ko en day maas mais est-ce que xam nga ni buy maas mën na indi accident aussi parce que nit ki dina foog ni da ngay signaler fekk doo jàdd même léegi nii ci croisement bi da nga signaler gauche ñi ñuy foog da ngay jàdd nga continuer Brioche Dorée bi noonu nga def am na fenn fi ngay doubler benn taxi bu taxaw aussi signal baa ngi continuer à droite te à gauche nga war a nga doubler donc ce signal bi li nga wax dafa paan xaw ma day maas mu ngi lay indil ay infraction yu bëree ah. garage laa jëm. garage nga jóge. garage nga jëm. ay Frodo laa jëm doon quoi. aha da ngaa paan. paan la quoi. waaw ay signal ay non du pour oto bii de sama oto. non dama ne signal bi nga ne sa signal bi dafa paan. waaw day affaire yi mooy maas. day maas. voilà bu à part ça bon si sa dawalin gis ñu leen loo xam ne mën nañ la ko citer quoi mais signal bi na nga ko réparé dégg nga. incha allah jërëjëf. donc comme dafa panne l'agent a été indulgent verbalisé wuñ ko. egg na ci benn croisement marqué na le temps d'arrêt bi signalé na à gauche génn na. delluwaat nañ suñu taximan bi moom tamit ñu arrêté ko contrôlé ko on est au bout de sa poursuite. sëñ bi na nga def yaa ngi si jàmm moo xool sa permis sa carte grise ak sa assurance carte grise bi an sa livret sëñ bi ngay wàccee sa client bi fële da nga taxaw ci angle bi juste taxaw jéemoo ko droité ma ne loo war a def booy wàccee client da nga war a booy wàccee client da nga war a droité ah mais ci fan nga ko wàccee ci carrefour bi ci digg carrefour bi nga ma ne est-ce que am na droit ubbi buntu bi moment boobu est-ce que client bi war na wàcce heure boobu ñun gisuñu oto bi doon génn bi nga doon may client bi lañu gis nga taxaw ci dëgguma rek ci carrefour bi taxaw moom mu ubbi mu wàcc ci carrefour bi donc amuloo jëloo benn précaution boo xam ne waroon na tax ñun tey ñu nekk sa ginnaaw ñu mën a jàll mayoo ñu woon benn issue da nga taxaw ci digg tali bi loolu rek infraction la voilà yaa ngi jégalu non dañ lay bindal këyit dee leen taximaan yi da ngeen di jàng non da ngeen di xamalal mooy seen problème yéen da ngeen di yebee fu leen neexee c'est-à-dire même bu la client talalee loxo rek da ngeen di taxaw alors que da ngeen war a droité woo ko moom mu ñëw fekk si leen boo leen di wàccee aussi jël leen toujours précaution wàccee oto bi tali bi ba mën a permettre ñii ñëw seen ginnaaw ñu mën a dem seen yoon mais leen seen défaut loolu la presque tous les taximans bu leen client bi arrêté rek da ngeen di taxaw te loolu day entraver circulation. nga ne. wax naa laa dégg. waaw dama lay wax li tax ñu lay jàpp. waaw mais da nga may jégal ma rek te yàlla tax.
commissariat central. donc verbalisé nañ ko ñu xooli suñu conducteur numéro 3 tata bi moom tamit ñëw ci bu poursuite am ñu arrêté ko. salaamaaleykum sëñ bi na nga def yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi la toppee depuis Hacienda waaw Hacienda yoonu yaraax bi waaw yoonu yaraax bi lañ la toppee foofu nga jaaree kay Hacienda nga jógee jël Dalifort ñëw Maris waaw nga génnee Hacienda bi ci pont ci station bi nga jàddee waaw Odeka man maa jaar Odeka ba génne ji usine mèche donc génne ma usine mèche suuf si génne ma parce que kaw laa génne ca kaw mooy fu ma lay wax mooy Hacienda waaw ca kaw waaw mooy hôtel Hacienda foofu mooy hôtel Hacienda bi ngay wàccee ñaari ku góor ki ak ku jigéen ki ci kaw doodaan bi nga yéeg doodaan bi ci kaw tali bi wàccee nga benn mère ak benn paa diggante boobu waaw diggante bi ma tourné essence bi ak fii waaw man de taxaw naa ici ma wax la ñaata arrêt nga def bi nga jógee foofu xam nga foo wàccee bi nga wàccee maire bi ak kii bi ba pare CM Dalifort ci buntu bi nga taxaw deuxième bi pour te dire maa ngi lay topp non dama la wax ñi ngay wàccee maa ngi leen di gis ñi ngay taxawee maa ngi koy xool yaa ma taxoon jóg maa ngi woon sa ginnaaw kay ba croisement Cambérène bi nga taxawee arrêt boobu maa ngi sa ginnaaw Hacienda ci digg tali bi nga taxaw nga wàccee benn paa ak benn femme benn mère ci kaw tali bi nga taxaw jéemoo sax droite car bi nga ñëwaat CM Dalifort nga defaat la même chose ci digg tali bi nga taxaw jéemoo sax droite sa ñaari pneu ci kaw. donc CM Dalifort moom taxaw naa fa jël fa ñaari ginnaaw waaye CM Dalifort avant CM Dalifort ñi nga njëkk wàccee arrêt bi nga njëkk wàccee waaw non werante du am kay parce que man tamit jomb naa la tooñ wala wax lu amul te ñi nekk ci oto bi ñu ngi may dégg am na ñoo xam ne yebee nga leen fu sore li may wax xam nañ ko ndax dëgg la wala du dëgg ma ne bi ngay tourné Hacienda wàccee nga benn mère ak benn paa ci digg tali bi nga taxaw nga def ko nga ñëwaat CM Dalifort ci digg tali bi nga taxaw nga def ko taxawoo ba fii croisement Cambérène nga jàdd taxaw ma toppaat sa ginnaaw foofu laa la waroon arrêté ma pousse ba fii ma xool sa permis lan moo tax doo leen taxaw seen arrêt non bu fekkee ni li nga wax moom kenn wax dama daal waaye diggante foofu am tableau bu may tax am nga amoo tableau dama ne tableau foofu ma taxaw amoo tableau boo taxaw foofu waaw amoo tableau boo taxaw amul tableau arrêt mais lan nga war a def xam nga moom déedéet booy wàccee client loo war a def bu fekkee ne Dalifort ci école bi foofu moom aw ma fa pour boo xam naa faa taxaw kon nag foofu waxuma la créneau de loo war a def droite est-ce que yaa ngi ko doon def est-ce que yaa ngi doon droite defoo ci attention defoo ci attention nga wax ah d'accord nga ci da nga jégalu mais tout lu la njëgee woo ci loolu déedéet du yàgg-yàgg da ngay xam nga nit ki boo defee dara nga xam ni kii li muy wax xam na ko jox la ay firnde da ngay non déglu rek waaw ma ne la kon nga nee ma rek sëñ bi ah loolu li nga wax yëpp loolu laa def maa ngi jégalu wax ji du doon gudd de ñun dañ leen di topp léegi di xool seen comportement ni ngeen di dawalee ci kaw tali boo jégal kay commissariat central ngay ñëw ba suba ci heure bi incha allah. gis ngeen donc jarul ñu koy commenter ñu xooli suñu conducteur numéro 4 moom tamit ñoo koy contrôler. ça va boss na nga def yaa ngi si jàmm ma xool sa permis sa carte grise ak sa assurance sëñ bi autoroute lañ la toppee ba fii avant Colobane pont de Hann échangeur Hann lañ la toppee ba fii
xam nga fi ma lay wax booy daw ci autoroute voie de 3 voies moo ci nekk voie de droit bi ak voie digg bi ak bi ne complètement à gauche yow déjà li nga doon daw dafa ndaw bariwul donc da nga war a tafu à droite war a daw ci digg tali bi donc comme que yow da nga limité woon say vitesse nga mën a permettre ñi nekk sa ginnaaw ñu dem bon bi ñu ñëwee ba ci kaw pont bi fii dañoo seetlu ni sa oto feu de stop yi takkul waaw. da nga. waaw sa feu de stop yi takkul am. c'est bon te pare-brise bi ni mu tojee nii mën na day wàññi visibilité bi surtout guddi n'est-ce pas. da nga bëgg a dem le 5 ngay jëli sa pare-brise le 28 nga koy jëli. waaw donc yow sa équipement technique bi yëpp infraction la. nga ne lu ma la bindal ñaan boo demee commissariat nga ñaan waaw mën nga maa ñaan waaye waaw mën ngaa ñaan de moom waaw bàyyil tey ma bind rek comme ça beneen yoon nga sawar a dem changer ko dégg nga commissariat central ngay ñëw Inch'Allah. Donc lii lañ leen indiloon semaine bi chers téléspectateurs amuñu meilleur conducteur li ñu am mooy le meilleur des pires mooy taxi bi ak benn infraction ak le pire des 4 conducteurs mooy minibus bu weer bi ak 3 infractions ñu bàyyi leen ak seen quiz. C'est vraiment dommage nag ci benn pays boo xam ni mi ngi naan dafa bëgg émerger bokk ci pays gën a développé ci àdduna bi gis ngeen ko chers téléspectateurs ku nekk ak nu muy dawalee gars yi fàtte nañ code de la route ku nekk def lu ko neex ci kaw tali bi bu paree nag jiin ko moromam wala mu ne tali bi alalu buur la ba tax na nag gis ngeen ko ci suñu 4 conducteurs yi amuñu kenn koo xam ni dawalam jaar na yoon gis ngeen ko chers téléspectateurs ci numéro bi le pire lañ am ak le meilleur des pires maanaam ki gën ci ñu yées. si célébé yoon bi auto bu jaune bi ak bu verte bi dañoo am panneau de stop maanaam dañoo war a taxaw obligatoirement auto bu rouge bi day aw si yoonu auto bu bleu bi donc doo koy may mu jàll même chose pour auto bu jaune bi ak bu verte bi ordre bi donc mooy 1 bleu 2 rouge 3 jaune 4 vert. Toujours chers téléspectateurs pour participer ci suñu développement réew comme ni ma leen koy waxoon dañuy ànd ak yéen ci chaque numéro benn quiz maanaam dinañ leen poser benn question ci code de la route suñu question bi nag boo leen ko tontoo li ngeen mën a gagner ay bons de carburant ak ay bons d'assurance ak yeneen i loo alors dama leen ñu bàyyi ngeen seetaan suñu quiz bi ñu dellu si waat chers téléspectateurs. ci célébé yoon bi oto yi dañoo war a topp benn ordre ban moo ci war a njëkk jàll. 1 bleu jaune rouge 2 rouge bleu jaune wala 3 jaune bleu rouge envoyé leen ñu seeni réponse ci suñu page Facebook Net Transact Prod. waxoon naa leen ko chers téléspectateurs seen émission le meilleur et le pire dafa am benn rubrique bu bees bu tudd pourquoi gis ngeen ko ci su numéro bi passé ci 2 voies Sacré-Cœur yi conducteurs yi ñu ne leex la ñuy franchir ligne continue bi defe naa nag bu ma juumulee code de la route wax na ci koo xam ni dafa franchir ligne continue dañoo war a retirer permis am donc ñuy ñaax bu baax téléspectateurs yi conducteurs yi ñuy seetaan ñu xool bu baax ni ñuy dawalee ci tali bi. suñu question nag bi yoon nag dañuy bàyyi nag conducteurs yi ñu xam ne nag part de responsabilité comme je le disais la dernière fois elle est partagée maanaam tey dem na ci conducteurs yi waaye tamit dem na ci infrastructure yi maanaam nu ñuy defaree tali bi alors dama leen ñu bàyyi nag ngeen seetaan question bi ñu dellu si waat. pourquoi bi ñu leen indil semaine bi mi ngi aju ci ñetti passerelles yi nekk ci VDN bi. nu ngeen ko gisee nii passerelle yi dafa am ay passage piéton yu nekk juste ci suuf mën na indi ay accident automobilistes yi dañuy jàpp ni piéton yi ci kaw passerelle bi la ñu war a aw piéton yi jàpp ni ñoom mën nañ aw ci passage bi
donc dafay indi confusion ñu laajte pourquoi def ay millions ci passerelle ba pare bàyyi passage piéton yi ci suuf dinañ leen jëm indi réponse bi ak autorité yi koy toppatoo ci suñu émission yi di ñëw yéen tamit mun ngeen ñu bàyyil seen commentaire ci suñu page Facebook Net Transact Prod di leen jaajëfal ba beneen yoon. Voilà, chers téléspectateurs, lii lañ leen andi woon ci seen 5e numéro de votre émission Le meilleur et le pire. Alors dama nag ciy profiter pour remercier samay partenaires maanaam ñi ànd ci coiffure bi comme Ami Frères ak ci suñu produit de beauté mooy Africassé. Chers téléspectateurs, maa leen ñu wax nag ngeen def attention ci tali bi parce que maa ngi seen ginnaaw. maa leen ñu jox rendez-vous vendredi prochain à la même heure sur la 2STV. Au revoir.